mbokk yi rafetlu seen ànd ak seen télévision Lamp Fall ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci topp bi nga xam ne ñu koy topp seen programme bi rawatina émission bi di penc mi mbokk yi nag tey jii am nañu mbégte dalal Abdallah Loum di spécialiste ci wàllu njàng te maanaam koo xam ne xam-xam dafa màcc ci wàllu njàng d'autant plus que nekk ni koo xam ne promoteur la ci wàllu njàng fii ci réew bu Sénégal alors monsieur Loum salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah wa barakaatu. Amidou ñu ngi lay gërëm di la sant di rafetlu seen seet si tey yow ak seen équipe comme ni ñu ko doon defee ñu war a waxtaanee si tomb yu am solo yu aju si wàllu éducation. ci wàllu éducation boobu d'ailleurs ci la ñu commencé monsieur Loum fan la passé am coow loo xam ne wala boog riir boo xam ne mu ngi am ci réew bu Sénégal ñeen wàllu njàng ndax dañuy wax naan genre xëy na tolloo lañ koy wax ñeen ñi xëy na jàpp ne dafa am lu ci laxasu jëm ci affaire góor ak jigéen et cetera ñu seetlu ne am na ay cellules yoo xam ne nee nañu daal ci ay kàddu ni ñu ngi koy bëgg a installé ci école yi alors yow en tant que spécialiste loolu ndax gën nga ko mais aussi ndax lu war a mën a nekk la. jërëjëf Hamidou ñi ngi nuyu seeni téléspectateurs Lamp Fall FM di leen ñaanal yàlla yal na yàlla sàmm leen yàlla barkeel liggéey bi képp koo xamante ne am na tuuti taxaw seetlu si l'école Sénégal ni muy doxee wala boog si Sénégal si boppam ni muy doxee wala sax nga ne réew yi nga xamante ne ñoom ñëpp ñi ngi en voie de développement ni ñuy doxee lu mel nii ñu koy tudd naan installation ay cellules genre ci école bi du la bett kon man bettuma ndax li ñuy wax volet genre sunu réew bi nga xamante ne def ne dafa am programme de développement dafa nekk lu nu weñ loxoom pour mu dugal li ñuy wax volet genre ci ay programme am bal mu def ko ci ay priorité am xam nga boo xoolee adduna bi dafa am ay charte yu leen tënk ci charte yooyu li ñuy wax naan égalité ak équité ci wàllu genre suñ koy tënk ci lu gàtt rek mooy yemale góor ak jigéen dooleel jigéen dooleel njàng xale yu góor jigéen ñi ak formation mag ñi jigéen ñi dafa nekk loo xam ne par force suñu état yi doonoo signé na doon koy wéyal. mais si vous rappelez monsieur Loum si vous rappelez le président Macky Sall lors de son discours mu amaloon 31 2021 je crois ou 2019 am na coow lu amoon bàyyi ko ci UNESCO il a été clair que ñoom tubaab bi du ñu dugal ci loo xam ne xëy na du ñun est-ce que malgré intervention président Macky Sall boobule seen xel waru mën a dal ci li am tey ji waaw c'est différent parce que boo xoolee li ñuy wax dugal volet genre ci programme réew yi jiitu na Macky Sall xam nga dafa am li ñuy wax SNEC mooy stratégie nationale pour l'égalité et l'équité des genres loolu depuis jamono Ablaye Wade la Sénégal mi ngi signé charte boobu mu doon wax depuis 2005 si je me trompe kon jiitu na Macky Sall donc loolu moom mooy teg tànk yëkkati tegaat tànk jubluwaay bi mooy dem nag ba li ñuy wax programme LGBTQIA mën ko instaurer ci réew mi jaarale ko ci l'école beeg université bi. mais li may jaaxal monsieur Loum doguma la mooy école primaire yi je crois cible lañu école primaire yi ku ne xam ne ay tout tànk yoo ci nekk alors suñu bëggee peut-être def programme LGBT jaarale ko ci xale yu toll noonu est-ce que jàpp nga ni que doon nañu benn cible bu favorable quand même pour atteindre seen objectif. école primaire bi sax lu déggu doom la ñoom seen programme boo ko seetaatee depuis préscolaire lay commencer donc xale bi buñ ko tàmbalee rek di ko tàggat dañuy wax ne dafa am loo xam dañ ko war a def ci boppam loolu ñu war def ci boppam mi ngi lëkkaloo ak les objectifs du développement durable bi nga xamante ne yëpp dañ ko war a wéyale mooy lan li ñuy wax bien-être nit ki ne bànneexam wér-gu-yaramam la koy saf la koy neex moom yaramam kon nag ko safee moom lay am kon loolu ñoom seen programme xale bi nga xam ne ay ñeenti at la am juróomi at nekk préscolaire dañuy wax ne moom yaramam nu mu ko mën a yëgee na ko yëgee muy primaire bi collège bi ba université bi danoo gis ne donc loolu dañ ko war a wéyal muy wàllu bien-être boobu wàllu égalité des sexes wàllu équité wàllu tamit respect de l'autrui parce que ñu ngi lay préparer di la wax ne la bis bu góor jigéen amee wala keneen koo xam ne nee na man duma góor duma jigéen amee yow nga mën a xam ne donc dafa am li ñuy wax ay droits humains àqam la ak yelleefam boo xamante ni lu ko neexee la koy wéyale kon ñu ngi préparer xale yi ci loolu xëy na lii di doon coow fan yi ñu dégg Dame Mbodj ak keneen def ci ay audio ci volet genre ne wax installation des cellules genre dans les écoles mais est-ce que xam nga ne tey Sénégal bépp ministère am bépp agence am ak yooyu installé nañ seen cellule genre bu yàgg
depuis 2020 2021 installé nañ mboolem cellule genre yi ci ministère. mais li ma ci jaaxal mooy le ministre chargé du genre de la femme soxna nu mu tudd waay ministre bi kii waay kii Ndeye Saly Diop Dieng moom ci wàllum am na benn jour la mu ca wax ci wàllu genre dëppoowul ak souvent intervention yi am parce que moom la mu expliquer affaire yi du loo xam ne xëy na jubluwaay bi mooy maanaam loolu nga wax. nga tolluwaayu Sénégal tolluwaayu pays Afrique ak Sénégal dëkk yi mel ne Afrique Sénégal ne ñun duñu mës a nangu góor jigéen ñu koy dugal suñu réew. ñu gis mbooloo bu takk bi taxaw xam nga ne kenn du taxaw di wax ne ñun si li nu jëm mooy may nangul nit ñi ñu nangu góor jigéen déedéet fu mu ne nii genre nañu wax ba waxee genre ñu ne dañuy dooleel jigéen mooy jigéen nañ ko jox akkam nañ wax wàllu parité voté nañ sunu parité ainsi de suite ñoom foofu nay dem mais liy mujjuwaay bi mooy lan mooy les genre waxatuñ sax le genre les genres mooy lan mooy xam nga yow ba ngay jàng li nga xamoon mooy genre mooy soit góor soit jigéen donc l'adjectif day accordé wu en genre ou en nombre donc fii passé nañ loolu ñoom si seen gis-gis mooy nit ki mun nga wax ne man góor laa fekk nga doon jigéen mooy dañuy jàpp ne yow da nga am payu jigéen mais nag nga doon góor wala jigéen yow lay neex nga wax man lan la si benn période donnée kon tey mii sëñ bi mën na ñëw ne toog lii ñu gis ko ak sikkimam mu ne man jigéen laa mu génn si biti ne du ma góor du ma jigéen ba loolu moo indi créé nañ seen pronom ay iel ak yooyu ku bëgg wax du ma góor du ma jigéen en instant tey nit ki daa présenté wu buy présenté wax ne man maa ngi tudd diw góor laa wala jigéen laa si instant tey boobu nii laa bëgg ñu accordeel ma elle wala il wala iel donc gis nga yoo xamante ne pour ñun amul benn sens mais ñoom seeni ñaawteef ak seeni mbon moo leen yóbbu ban àgg foofu te nag seen gisin boobu dañ koy yóbbu bëgg yóbbu mu wër àdduna wér kër. alors monsieur Loum léegi fan yëpp c'est vrai ñu ngi koy wax ci réseaux sociaux yi et cetera comme que ñu ngi bëgg a installer ay cellules genre ci ay écoles alors d'où la responsabilité de nos autorités étatiques en l'occurrence le ministère de l'éducation bi nga xam ne moom ci wàllu xam yàgg naa assurer nit ñi ni que du mës a nangu benn xale yi ñu leen di dugal ci yu mel noonu. waaw effectivement tey boo ko tàllaloon micro dalay wax ne la ñaari mbir yu ute ngay wax parce que cellule genre bi ñoom li ñu koy waxee mooy day défendre lépp loo xamante ne volet genre la mooy si biir école bi góor ñi nañ respecté jigéen ñi nañ leen jox seen dayo si biir gouvernement scolaire ak yooyu na am li ñuy wax système parité donc nañu protéger les violences faites contre les jeunes filles cellule genre foofu nay làqatoog moom mais loolu ab jéego la bu ñuy teg mais li am dëgg mooy lii ñuy wax installation des cellules genre c'est-à-dire le volet genre jox ko gëddëm dans les programmes tous les programmes donc du ministère wala du gouvernement jubluwaay bi mooy nangul nit ñi l'agenda le programme LGBT pour que fu ñuy mujj ñëpp ñu ne ñoo yem teg droits humains sunu kanam ne respectel góor jigéen bi boo bëggul nekk góor jigéen bi xale bi nga xamante ne mi ngi jëm a xool fan lay yëgee boppam si école yeeg université yi ñu ne ko bu la neexee nekkal góor nga bu la neexee nekkal jigéen góor nga bu la neexee nga am sa yëg-yëg sa morom góor jigéen nga bu la neexee nga am sa yëg-yëg sa morom jigéen wala nga ne man sax man yëg-yëg yooyu safuma lu ma neex laa koy amee bonte yii na yu mujjee. mais si je comprends bien sa wax da nga bëgg a wax ni que ñoom ils sont en train de préparer une nouvelle génération d'intellectuels boo xam ne dana mën a fekk si seen choix yooyu. mais effectivement c'est-à-dire que programme boobu dépassé nañ ko ñoom li ñuy def ne ni la mooy nit ñi dañ ko accepter phase bi ñu toll mooy nit ñi dañ ko commencé accepter mais nag que ne concept bi si boppam loolu dépassé nañ ko bu yàgg moo tax ñun suñuy réew ñi ngi continuer du xeex mais nañ xam ne xeex bi du yomb képp ku jàppe ne gagné nañ gouvernement bi dellu na ginnaaw partenaires privés yi dellu nañ ginnaaw ONG yi dellu nañ ginnaaw yaa ngi nax sa bopp si programme les objectifs du développement durable si objectifs yi si la bokk kon du ñu continuer di bàyyi ñeneen di ñëw di ko teg ba nga xamante ne seen idée bi lawal nañ ko si àdduna loolu nag nangu d'accord si buñ ko nangu mais buñ jàpp ne dina yomb kon installation cellule genre yi mën nañu xeex yëkkati baat ñu bàyyi mais dinañ ñëwaat te man gëwuma sax ne dinañ bàyyi ndax nan koy définir day mel na ni protéger ay xale doon ko soxla kon cellule genre yooyu dinañ continuer di ko installer te si ministère yi seen cellule genre ka koy diriger arrêté ministériel moo koy nommé te donc ministère yëpp am nañ seen cellule genre te duñ ko gisee ce qui pose problème monsieur Loum mooy que ñi nga xam ne ñoo ŋànk état te réew bu Sénégal tànn leen jox leen sañ-sañ ñoom à chaque fois quand ils parlent ils rassurent les Sénégalais rawatina ci wàllu école bi ils rassurent les Sénégalais par rapport ak maanaam jëf yu ñaaw yooyu mais de côté observateurs yu mel ne yow dañu faral toujours di vilipender ak di yee askan wi alors balance boobu ça fait quoi aujourd'hui aux yeux des Sénégalais. xam nga l'État
moom moo war a protéger sa population moom moo war a dérouler des programmes la population waruñu doxalal seen bopp ndax danoo tànn ay nit ne leen wéyal leen mais nag buñ xoolaatee mbir bi faaw ñu nangu ne le président Macky Sall wax na jël na ay engagement wala telle personne dem nañ ci ay rencontre internationale bañ signé li wane position Sénégal nii lu baax la wante doyul lu doyoon mooy ñu statuer ko mooy ñu voter loi buy wane ne ñun sunu réew dañuy criminaliser par exemple wala leneen homosexualité wala programme LGBT ñu signé ko nga xam ne tey bu fi jóge woon beneen président bu fiy ñëw wala beneen kilifa bu fi mënti ñëw it da nga xam ne am na lu la tënk lu la jiitu nga wéyal ko mais nag kàddu gi dootul doy moo tax foog ñuy continuer di yee population bi nga xam ne même bu fekkee ne amuñu protection boobu ku ne si sa biir kër ngay mën a protéger sa doom si biir l'école yi ñuy mën a protéger xale yi mais nañ xam ne suñu njaboot ils sont en danger partout ndax mbedd bi nga xamante ne bu yaatu la amul kilifa mi internet ñu ngi dëkk ak moom saa su ne nga tëj sa doom sa kër defe ne tëj nga ko fekk ma nga ak téléphone am ma nga sa mbedd ba nga xam ne amul kilifa waaye rawatina nga am xel bu dal jël sa doom yebal ko mu dem école jàngi nga defe ne ay valeur ak i jikko yu baax la fay jóge fekk ñu ngi koy sol lépp loo xam ne mbonte la lépp loo xam ne xel mënu ko xalaat loolu kon ñuy wax ne parent bu ne li si jël ay responsabilités am te xam ne y a pas de sécurité donc dans ce espace scolaire. kii ñu fàttali leen ni sunu gan di Abdallah Loum nekk spécialiste ci wàllu njàng en même temps promoteur ci wàllu éducation fii ci réew bu Sénégal alors monsieur Loum ñu ñëw ci beneen pàcc mu jëm ci wàllu sa mbokku jàngalekat yi à chaque fois dañ koy constater saa yoo xamee ne waxante am na seen diggante ak kilifa yi quelques mois après ou bien quelques jours après ou quelques semaines après ça dépend dañu faral di génn di accuser l'État du Sénégal de manque de respect des accords signés mu nekk benn genre sonorité boo xam ne day faral à chaque fois di ñëwaat alors monsieur Loum en tant qu'observateur ku xam-xam màcc ci wàllu njàng ndax jàppoon ni ko aussi jàngalekat yi d'un côté ils sont un peu négligents par rapport ak négociation yi. waaw Hamidou affrontement boobu yàgg nañ ko gis ñun ba ñuy gone ba tey diggante jàngalekat yeeg état bi. diggante fonctionnaire yi ak état bi mu fekk nag jàngalkat yi danoo bari lool si macha allah si fonction publique ñu fekk nag jàngalkat dañ ko xam si kaas ak wax ak yooyu moo tax seeni mbir di teel a siiw te siiw googu nag day tax ñu bari topp leen yàgg nañ wax ne jàngalekat yi alal rek moo leen yittee xaalis moo leen yitteel salaire na jëm yàgg nañ ko wax ñu bari dañ ko doon wax mais nag bii mujj observateurs yeeg parents d'élèves yeeg société civile yëpp danoo teg seen bët ne nekkate gouvernement bi moom moo lajj ndax danoo dawal plan d'action lu yàgg ñëpp dem ba jàpp ne l'école Sénégal ren bii dafa nar a ndërmeeru alhamdulilah ay nit dox si ba toogaay am ba ne am nañ accord gouvernement bi signé lu tooy xepp ne dina leen ko defal ñaari weer ci kanam di ngeen gis li ñuy wax ñoom ñu nangu bàyyi lépp dem classe jàngale ci ñaari weer yi jot ñu ubbi seeni salaire gis na leen waxoon defuñu ko ñoom biñ commencé wax ñun ñu ci bëri jaaxle nañ nee nañ fu ñu jëm mais nag bi ñu tëjuwaatee donc ak enseignants yi bi ñu tëjuwaatee donc ak gouvernement ñëpp gis nañ ne gouvernement nangu ne moom moo def erreur bu dee njumte la nag ñu ngi leen koy nangu wante bu dee nag doon dóor dàqe ba lii wane ne xëy na ñoom danoo mës a dóor dàqe ak jàngalekat yi boo waabaa nag dañuy wax ne ñaaw na kon nag tey alhamdulilah rectifié nañ xale yi perdre nañ encore quelques heures mais rectifié nañ ba jàngalekat yi nangu nañ dellu classe ñu ngi ñaan yàlla nag yàlla na sax am. par rapport ak loolu nga wax léegi comme que perte nañ quelques heures est-ce que jàppoon ni que narul répercuté ci examen yi nga xam ne ci lañ jëm maanaam examen fin d'année yi est-ce que du ci répercuté aussi. mais depuis des années depuis des décennies grève yooyu ñu ngi répercuté aussi njàng gi tey ñiy jàngale ñuy jàngale répercussion yi amoon si ñoom ba ñuy jàng moo tax jàngalekat yu bari seen niveau dafa gàtt lool niveau jàng bi di gën a wàcc ba fu mu ne nii doo xam fan la école sénégalaise jëm bu fekkee ne taxawul si promotion bii nga xam ne ñooy def bac bu ñu fàtte ñoom ñooy nekk promotion Covid 19 donc année bi nga xamante ne benn semestre nañ def
ñu jàllale ñu dem classe supérieure daaw tamit ñu amati ay histoire Adji Sarr ak yeneen ñu perdre ay heures yu bëri ren tamit gis nga lu ñu perdre ces heures ñoom ñooy defi bac ñoom gis nga kon résultat yi faw mu am répercussion xale yi nañu am bac dem université mais doyul diplôme bi doyul mais base bi niveau bi ñu waroon am nañu nangu ne képp koo xam ne toppul woon dafay daal di am répercussion parce que école privée yi même bu dee jàng de manière générale foog mbir yi feeñ. mais aussi monsieur Loum foog ñu nangu benn affaire tant que sànq sa xaw nga koo coof ni maanaam jàngalekat yi dañoo bëgg xaalis c'est leur droit ils sont pas les seuls fonctionnaires il y a beaucoup de fonctionnaires au Sénégal mais à chaque fois aussi c'est est-ce que jàppoo ne li ñuy xaw a chargé état mooy xaw a diis parce que wax nga ko léegi déggoo am na seen diggante ak état bu Sénégal ba tax ils ont repris est-ce que duñ fi toogaat ay mois encore ñu indiwaat beneen exigence jëmale ko ci état. alors dinaa rectifier nag parce que neewuma man personnellement que jàngalekat yi doon bëgg xaalis voilà damay wax ne nii ñu ngi leen tuumaal ne xaalis rek ngay wax. mais nag bépp nit bëgg nga nag si li nga nekk mu yokk. nee naa la jàngalekat yi seen wax dafa bari mais yeneen fonctionnaires yi nga fu mu ne nii yi nga def bras de fer ak état bi bari nañ actuellement santé mi ngi déclaré waat yeneen 72 heures de grève donc même bu fekkee ne voilà am nañ yeneen mbir si seen revendication mais xam nga ne xaalis si la bokk kon jàngalekat yi danoo yàgg wax ne lan leenu fay dëppoo wul ak li ñu nekk ñu xam ne pour que njàng bi delluwaat place am niveau bi delluwaat place am foog ñu revaloriser jàngalekat loolu nag dañ si ànd yéene leen ko nag bu baax a baax lépp leen état mën a joxe leen ko joxe surtout nag corriger disproportion yi nga xamante ne am na si yeneen corps yi nga xamante ne ñoom ñoo tolloo ay grade kon loolu ñu ko def maintenant que ne nag yeneen année yi du am mënuñu si am benn garantie man damay wax ne suñu deful attention école bu ubbiwaatee rek yeneen grève day am xam nga lu tax dafa am ñun satisfaire mu am si benn kuréel boo xam ne ñu ngi leen di tuddee ay contractuels donc ñoom duggaguñu fonction publique mais ay contractuels nañ danoo am fu nu nekk war a am fu nu jàll ñooñu gisuñu seen bopp si mbir yi instant bii xaw ma xam ngeen ko ñu ngi dajaloo ñi ngi waxtaan ñi ngi kurkuri pour teg plan d'action kon école day ubbi taw te nag bari nañ macha allah ñu teg seen plan d'action laaj joxuñu leen ñu paralyser système scolaire te bu boobaa toujours même train quotidien la kon on demande à l'État d'anticiper gagné na benn manche na xool ñeneen ñi nga xamante ne ñi ngi waajal mu dem toog ak ñoom waxtaan ak ñoom pour que incha allah année prochaine ñu mën a stable. mais aussi monsieur Loum il faut l'accepter que souvent ce qui pose problème ci wàllu secteur njàng mi mooy diversité syndicats yi. parce que aujourd'hui yaa ngi gis comme que état bi naan ñii lay waxal du ma wax ak ñii extra loolu bokk na ci li nga xam ne bokk na ci gàllankoor yi nga xam ne franchement aussi gàllankoor na ko secteur éducation bi ci Sénégal. waaw loolu quand même mën nañ ko nangu man damay wax ne sos yenn syndicats yi yokk mbooloo la rek bu fekkee dëgg-dëgg même objectif yi nañ am ci syndicats yi waroon nañ mën a restreindre nombre yi gars yi dem rejoindre yenn groupe yi ñu bokk seen kàddu nekk benn mais loolu dadul ci jàngalekat yi rek fépp la même ci association yi même ci mouvement yi même ci parti politique yi da ngay gis ñoom ñëpp ñu ne pratiquement benn nañ ñoo bokk li ñuy bokk mais ku ne say intérêt moo tax nga dem di sos leneen kon loolu feebar réew mi la sos ay mouvement ay association ak syndicat parce que association yeneen ay kuréelu nit pour objectif donné d'abord ku nekk da nga war a xool man bu fekkee ne objectif bii mag kii ñoo ko bokk bu fekkee ne doy na ma laata ma may sos lu bees kon naa dem ànd ak ñoom kon instant bi vraiment na esprit nekk esprit de fédérer mais au lieu de créer de nouveaux syndicats si ñu ngi continuer incha allah. Je vais en profiter monsieur Loum pour revenir un peu sur je sais pas le statut mais quand même l'expertise en tout cas des enseignants. Moi j'ai eu des problèmes en tout cas un jour où j'ai interviewé un professeur qui n'a même pas eu la facilité de parler français difficilement alors mu jaaxal ma trop en tant que professeur buy jàngale mu am problème xëy na pour wax nasaraan alors est-ce que jàppoo ni que la formation aussi nekkul lu ñu war a xoolaat ci wàllu jàngalekat yi ndax damay faral di wax naan kii sotti xam-xam dafa war a yor xam-xam waaye xam ci ban yoon la koy jaarale ngir mën koo sotti ci beneen bopp est-ce que formation bi foofu tamit laajul ñu xoolal ko bu baax. waaw léegi benn cas spécifique. duñ si mën a sukkandiku pour généraliser wala pour juger mais li ñu mën a xam mooy am facilité exprimer wu loolu côté expression orale. certes dina feeñal bu fekkee nit ki am na yenn bagage yi mu feeñal ko mais ça pas dire systématiquement que ne kooku dafa am ay lacunes partout amul niveau formation baaxul moo tax mënul wax gis nañ fi ba tey ñoo xam ne mënuñoo wax mais sunu bindee nga ne ndax moom moo bind lii
gis nañ fi ñoo xamante ne c'est vrai que tële nañ pour wax mais xam-xam boo ñaarook ñoom boo janook ñoom wala jëflante ak ñoom nga xam ne ay géej nañ ci xam-xam kon génne ko ab mbir la am ko beneen mbir la def des efforts par rapport à l'expression orale mu jéem a defee ay efforts par rapport à cette expression parce que métier moo ko laaj quand on dit professeur nag mun na am professeur bu dul jàngale parce que loolu mën na nekk parce que boo nee professeur c'est vague mais bu dee professeur boo xam ne day jàngale war na def nag formation complète que ba li nekk ci dëndam mu mën ko génne transmettre ko ñeneen ñi waaye la réalité mooy le niveau d'expression moo xam écrite moo xam oral du Sénégal le niveau est extrêmement bas. foofu nag mën nañ ko defal jàngat yu xóot bokk na si ndax langue bii ñuy wax muy français bii ñu wax nekkul handicap si suñuy xam-xam loolu gëstu yi bari na si bind si bari na ñëpp nangu nañ d'accord ne suñu jéemoon fexe bay jàng si suñuy làkk di mën a wax facilement di mën a xalaat facilement di mën a bind facilement loolu dina yokk suñu niveau xam-xam dina yokk suñu koom waaye nag mel na ne teg ko du yomb mais incha allah bu fekkee ni kilifa yi ñu ngi koy xalaat am volonté commencer def des expériences di expérimenter yenn mbir yi incha allah à la longue dina génn mais nag nañ xam ne làkkub tubaab jotewul dara ak géeju si xam-xam. sans transition monsieur Loum école presque tëj na xam nga daanaka ñuy waajal nawet bi jamono ji école tëj na presque mais souvent vacances yi xale yi dañ leen di faral di gis ci ay barab yoo xam ne daanaka dafa xaw a doy waar moo xam ay plage wala ay lieu yoo xam ne dafay xaw a doy waar alors ndax jàppoo ni que war na am aussi suivi bu xale yi jàngee juróom-ñeenti weer yi ba noppi war a dem vacances am yeneen xeeti suivi yoo xam ne war nañ ko mën a def ci xale yi d'autant plus que année bi day ay perturbation et tout ndax jàppu ni que ay suivi baax na ci ba nga xam ne xale bi quand même dinañ ko encadrer boole ko xëy na ak tuuti quand même vacances comme ni ñu ko waxee ba ëllëg su reprendre mu war a mën a nekk en forme. waaw Hamidou jërëjëf yaa ngi laaj question bu sensible bu doy waar mooy xale yi ni ñuy dundee seeni vacances. bu nee xale mooy danoo jàpp ne am na ay mag yu nekk ci mbaggam di ko orienté kon xale yi ni ñuy dundee seeni vacances mag ñi ñoo leen ci orienté wala mag ñoo leen ñu seetaan ñu dal ci fii su Sénégal mag ñu bëri du dañuy orienté xale yi ci loolu donte am na nag ñoo xamante ne ñooy orienté xale yi ñuy dem ci géej yeeg ci plage yeeg ci yenn place yi nga xam ne doy na waar mais ñi ci ëpp càggante waajur yi li ci ëpp mooy démission waajur yi la waajur bi dépense quotidienne yitteel na ko wala ay mbiru politique am wala ay mbiru boppam yitteel na ko ba jàpp ne moom bu amee as tuut boo xam ne yóbbu na ko kër ga ñu defal doomam yi lam soxla ci lekk ak naan ak minimum de confort wala maximum de confort ça dépendra moom jàpp ne jaanam wàcc na fekk foofu nag fa la heure yi tàmbale kon nañ xam ne yar responsabilité parent. danay baax aussi doguma la danay baax aussi bu lu mel ni daara yaa ngi fii extra ñu installé leen ci. moom la ko yàlla subhanahu wa taala di laaj croyant bi moo xam jullit la wala keneen la na xam ne ëllëg yàlla subhanahu wa taala dina ko woo laaj ko na mu yar woon li mu ko dénkoon ndax sàmm la te sàmm bu nekk dañ ko laaj la mu sàmmoon lan la yar googu 24 heures sur 24 12 mois sur 12 mi année bi yëpp parent bi da ko war a yittewoo jamono ji muy dem école ak jamono ji nga xamante ne demul école léegi nag avant sax may ñëw ci vacances yi parent bi nga xamante ne moom loolu def ne mënu ko mais nag dafa bëgg chargé wu école mu defal ko waaw ngal la na xool sax école boo xamante ni desee na tuuti ak benn yëg-yëgu yar xale yi Hamidou fu mu ne nii ñi ngi xeex di tëb di dal naan installation volet genre dans nos écoles mais man li may wax mooy perte des valeurs dans les écoles ñaawteef yi ci am mbon gi ci am ci jaxasoo góor ak jigéen ñi ci xale yu góor yi nga xamante ne ñi ngi versé wu dans la drogue xale yu góor ñi nga xam ne ñi ngi noyé wu dans le hip hop nañ lay wax mais réellement il y a beaucoup de choses derrière parents yi nañu yeewu te xam ne xale yi ñi ngi am ay dérives te loolu kenn jomm ci ku am gone guy dem école rek ubbil say bët ngay xool rawatina école bi ngay jox sa doom gisoo ci ñoom benn volonté pour yar xale yi yar nag dafay am base
soit par l'exemple nga fekk jàngalekat boo xam ne amul benn exemple moom mooy nekk ci classe bi xamoo ko kooku xamoo lu muy def ci bopp xale yi mais base dëgg mooy yar ci diine ñun en tout cas loolu lay prôné parent bi na seet foo xamante ne au moins su fa yóbbee doomam dina fa am tuuti yar moom mu war suivre nag complété durant toute la journée scolaire à la maison maintenant bu fekkee loolu yëpp passé na wala def na ko defu ko mu am 3 mois yoo xamante ne xale bi amul benn obligation di dem ci benn structure mais parent bi xëy dem bàyyil ko kër ga bàyyil ko télé bàyyil ko internet bàyyil ko nag xam ne ni ñu ko bàyyi ci ay danger rek ñu wër ko kon li ñuy ñaan parents yi mooy bu vacances jotatee nañu jël lu nu sàggan mooy parent bi sàggan laay wax parent bi sàggan yow mi sàggan jëlal sa doom au moins nga confier ko koo xamante ne dina ko yar mooy dina ko jàngal diine moo xam daara xam nga daara tur la rek moo xam daara moo xam école moo xam système internat moo xam système externat moo xam demi pensionnat mais l'essentiel mooy na nga ko teg ci ab système boo xamante ne jàpp nga ne xale bu xëyee suba balaa ngoon dinañ def ci moom lenn ci lu baax loo xam ne ëllëg dañ ko koy laaj ci wàllu jaamu yàllaam naka la koy defee wàllu yàlla jëflanteeg nit ñi naka la koy war a rafetale wàllu respect waajur ak mag ñi nan la ko war a defee waaye loo xamante ne également dina ko dimbali ba nga xamante ne cadre bu mu mën a nekk du nekk koo xamante ne dafay lore wala ñu koy lor lii moom mooy yar. mbokk yi ñu fàttali ni sunu gan di Abdallah Loum nekk spécialiste ci wàllu njàng alors Abdallah ñu ñëw ci beneen pàcc muy pàcc boo xam ne dafa am solo lool ndax tey jii gis nga Sénégal ni muy doxee maanaam rawatina nos hommes politiques que ça soit opposition que ça soit pouvoir dem ba nga xam ne ku nekk fu waay neex mën na attaquer les institutions de la République mu dem ba saagante bi di am mu dem ba xastante bi ak weerante bi di am ci langue politique est-ce que Abdallah en tant que citoyen sénégalais jàpp nga ni que loolu mooy démocratie. waaw xam nga baat yi man des fois du ma si bëgg appesantir moo xam démocratie lay wax ak wala leneen lay wax du ma si bëgg appesantir mais damay wax ne nit ku ne da nga war a respecter sa bopp respecter sa mbokk jullit le respect du prochain loolu base la pour que société bi mën a ànd di wëy nit ku ne da ngay bëggal sa mbokk comme ni nga bëggalee sa bopp même bu fekkee ne bokku leen objectif ponctuel boo xamante ne bokk leen objectif ponctuel moo xam ne yéen a ngi xëccoo wala xëccoowu leen bokk ngeen fi ngeen jëm bokk fi nga jëm mais bëggal ko li nga bëggal sa bopp kenn bëggul ñu lay tudd si yenn ñaawteef yi donte da nga koy def yaa ngi sàng sa bopp sutura di ñaan yàlla mu sàng la sutura kon boo ko xamalee sax sa mbokk muy dëgg waaw nag sàng ko sutura comme ni nga bëggee ñu sàngal la sutura boo ko sosalee nag loolu nag vraiment mooy ñaawteef bi gën a bon nit ki Hamidou kenn moo xam ki laqatu si clavier am di saaga moo xam ki nekk si réseaux sociaux yi wanewu di saaga kenn bëgg du jàkkaarloog sa waajur bu jigéen di ko saaga di ko wax lu ñaaw li ngeen saa salaam waxoon mooy kuy saaga sa moroom mi ngi mel ne yaa ngi saaga sa waajur bu jigéen naka ki ngay saaga bu la ko delloowee dafa mel ne yow yaa jàkkaarloog sa waajur bu jigéen di ko saaga kon buñ ko tegee rek ci cadre islam dinañ xam ne nit ki am na yenn ñaawteef yoo xam ne war ñu ko fa seen kon sàngante sutura donte dana wax dañ ko xamal dara moytandiku saaga téye sa làmmiñ ak sa loxo ak sa tànk si loo xam ne sa yoon nekku si loolu la islam di wax yenn saa salaam jàngal nañ ko bokk na si min xusni islam mari si nga xamante ne moom mooy taaru njullite nit ki mooy mu téye boppam nag si loo xam ne yoonam nekku si. Mais comment cela vous fait monsieur Loum en tant que citoyen sénégalais de voir aussi nos autorités que ça soit politique ou étatique aussi ñu bokk ci ñooñu nga xam ne dañu faral di saaga ak xastante ak jéeba weerante te ñu nekk ay kilifa ci réew mi aussi loolu mooy coow li actuellement. waaw loolu moom moo tax mbir bi doy waar. loolu day wane ne ñun ñooñu ñu xamante ne jox nañ leen confiance di leen dénk yooyu ñu la dénk ku siy dem bay def yenn yu suufe yi mooy mérité wu ko war nañ xoolaat ñun ñan lay def suñuy njiit waruñu leen tudd si yu suufe yooyu wala sax ñu tuumaal suñu bopp ndax nag nañ xam ne nit ki yàlla subhanahu wa taala du nattu ab société gi leen jiitu lu dul à leur image kon bu fekkee ne ñun dañoo tuuti ñu tuutee ñuy
ñuy jiite fekkee danoo woyee di ñu woyee di ñoo ñuy jiite bu fekkee ne danoo sàggan ñoo ñuy jiite kon nag ñun ñëpp ñoo war a def suñu ndëpp nag national ku nekk xoolaat sa bopp fan laa tollu ak jikko ju baax fan laa tollu ak defaru tey defare nga góorgóorlu si bu ko ku nekk defee dinañ dem ba nga société bi yëpp di jéem a defaru tey defaree boo boobaa incha allah ñenn jiite dinañ nekk ay nit ñu defaru tey defaree. lan mooy sa jàngat aujourd'hui ci ce qu'on dit l'institution du Sénégal du président de la République du Sénégal ndax borom xam-xam yi nee nañu ku mu neex ku mu naqari c'est l'institution kooku respect war na ku ne ci sénégalais mu jox ko. Respect et obéissance tant que nag c'est pas contraire à ce que man li may wax lu ñu islam digal. Ça c'est pas contraire à la base de notre constitution kon respect et obéissance kon président de la république dañ ko war a respecter jox ko lu mu war yépp président de la république kenn waru ko tudd di wax di dagg fa mu gën a ñaaw di wax lu mu gën a ñaaw parce que nag kilifa la te suñu kilifteef dañ ko war a respecter waaye ñoom it nañu góorgóorlu def ba nga xamante ne duñ prêter le flanc bay may keneen mu leen di tudd di jaar fi ñaaw kon li may wax rek ñun ñëpp nañu góorgóorlu yar suñuy làmmiñ yar suñuy bët jéem a defaru tey mën a defare dinañ dem ba nga xamante ne kon suñuy ñiit dinañ jéem a defaru tey defare. àddina bi boo xoolee directeur boo xoolee àddina bi lu ko gën a yàq bokk na ci saagante yi ci réseaux sociaux yi léegi sénégalais yi gis nga dem nañu ba nga xam ne ku ne day làqatu ci sa ginnaaw portable rek daal di xas nit ak yooyu bokk na ci jikko yi nga xam ne muy gën a yàq société bi aussi. waaw dafay refléter rek li nga xamante ne moom moo xew société bi fu mu ne nii boo doxoon si mbedd fekk ay groupe xale yi ñuy fo boo fa taxawee tuuti di leen suivre dinañ xool na mu gën a ñaawee ñu daggalante ko xale yi léegi pour wootante sax dañuy saaga diw nangam taanal ñëw ñu dem donc dafa dem ba dañ ko banaliser kon loolu dafay wan toujours jikko ju ñaaw ju xóot gi mu xóot ak xóot gi mu dem. Le mal est profond bu nu découragé nag mais ku nekk na jéem a defar biir këram bu biir kër yëpp defee mbedd bi dina baax waaye ku nekk na nga jéem lay base mooy sa doom lan lay laaj nga jox ko muy yarub islam gis nga Hamidou wax ji mooy yarub islam lañ teg de côté wax ji mooy jàpp nañ lu nu lié ak sunu diine rek mooy sama sëriñ su wootee naa dem su laajee naa ko jox ëllëg ma am si moom yaakaar mu defal ma li defal li donc loolu tant que ñi ngi foofu dañuy wax ne société bi day gën a nërmaloo kon moo xam sëriñ si la moo xam élimaan yi la moo xam ustaas yi la moo xam nit ñi nga xamante ne au moins am nañ si ñoom yaakaar na ñu ngi dese as tuut ku nekk na war a xam ne responsabilité am gën na rëy nañu delloo nit ñi si yàlla subhanahu wa taala ni nga xam ne moom def nañ si moom ba mu xam lan mooy borom bi mi ngi may fuglu mooy à chaque instant borom bi mi ngi nekk ak man su nekkee ñun ñaar borom bi moo ñu ñetteel su nekkee ñett borom bi mu ñeenteel kooku dina tiit lool ñu koy gis si ay ñaawteef kooku dina tiit lool ñu koy dégg mu wax ay ñaawteef xale boo xam ne def nañ si moom mu xam ne à chaque instant ñaari malaakaa ngi ku nekk ngi pare pour bind su ma defee lenn lu baax ma wax lenn lu baax kii dina bind lenn lu bon kii dina bind te ni may gisee si réseaux sociaux yi des images qui datent depuis 20 ans ëllëg yomal xiyam nan nañ may tegalee sama image kooku dina rus lool am gàcce lool si ñu koy gis si lu ñaaw kon yar gi ñu teewlu borom bi subhanahu wa taala loolu moom moo manqué si nit ñi kon ku nekk am nga si part de responsabilité. Abdallah Loum amoon nañu mbégte dalal la ci émission penc mi sa kàddu bu mujj. waaw sama kàddu bu mujj mooy ñu xam ne dëkk bi ñun ñoo ko bokk dëkk bi ñun ñoo ko moom Hamidou képp ku am tuuti taxaw seetlu di nga tiit ci sunu Sénégal gi danoo jëm si ay campagne électorale mu am loo xamante ne xew na te lu ñu ko indil mooy volet genre bii mooy système parité bii nga xamante ne ñoo ko signé woon moo ñu indil lii ñu ne ñii dinañ dem ñii duñu dem ñee na damay dem par force wala du am kon xëccoo bu tara ngi noonu ñey wax damay dem par force ne dañuy génn saa yu nu neexee te kenn duñ ko tere ñey terewaate ne danoo nekk zone période boo xamante ne kenn amul droit génn loolu fitna dëgg la ko am tuuti seetlu kon ku nekk na xool bu baax a baax lu muy def
na xool bu baax a baax fi ni teg tànkam képp koo xam ne mën na si responsable yi koo xam ne mën na si suñuy kilifa rawatina kilifa diine gi parce que Sénégal dañoo am fu nu teg suñuy kilifa diine waruñoo toog di seetaan waruñoo toog noppi waruñoo toog xaar mbikk bi tàkk ñu doog a jóg kon instant bi c'est vraiment le moment nit ñi ñaan c'est le moment nit ñi jóg c'est le moment nit ñi dox ba suñu dëkk bi bañ a tàkk naka nañ koy defee nag jàllaa xam ak borom xam-xam yi mais vraiment tiit nañ si dëkk bi tiit nañ si gone yi tiit nañ si lépp yàlla na yàlla sàmm ñu te sàmmal ñu. kii kon mu nekkoon Abdallah Loum di spécialiste ci wàllu njàng ñu koy gërëm di ko sant bu baax a baax mu nekkoon seen émission penc mi ci beneen numéro jërë ngeen jëf salaam.